fekk leen kenn ku ne ci jàmm ju bari tey le 15 juillet 2022 vendredi waxtu wi may wax ak yéen 8h30 pratiquement 8h20 jot na ci Ndakaaru ak li ko wër démb Sénégal ñëpp maa ngi profité waat jaale leen sunu mbokk muy François Mancabou mi nga xam ne génn na àddina ci circonstances yi ñëpp xam fekk jàmbur ci biir këram jàpp ko yóbbu ko sûreté urbaine jëflante fa ak moom doole ak i fitna moom la tubaab di wax torture ba mu mujjee fa jëlee la koy yóbbu hôpital ba àllaaxira fekk ka ci dégg naa dem ba procureur de la république génn wax na déglu naa ko danaa si delluwaat incha allah won leen contradiction yi am pagay parce que mën nañ ko opposer lu bari mën nañ ko opposer la scientifique police scientifique mën nañ ko boole lu bari ba bu fekkee ne teesam boobu mooy teesu nit kuy xaru am na lu bari loo xam ne mën nañ ko opposer waaye tey du François Mancabou lay waxtaanee tey beneen doomu ndeyam beneen doomi Sénégal bi nga xam ne ci fitnawu boobu lañ ko boole laa bëgg a waxtaanee bëri ngeen lool macha allah sénégalais yi jóg saa su ne ngeen ne li ngeen ñu wax ñun loolu lañ gëm yéen la ñuy déglu jërëjëf yàlla bu ñu wax mukk li ngeen ñuy xebe yàlla it bu ñu wax mukk li nga xam ne bu ngeen ko seetee ba ci biir te doon dëgg démb wala boog avant démb bi ñu déggee ni ki nga xam ne mooy Pape Modou Seck disparaître na ñuy dégg rumeur yi ñu naan d'abord dafa dee lañu waxoon ba ci yàgg ñu ne dafa évadé boobu ak léegi nag Kéwoulo daf taxaw seetlu di ko seet un peu partout ay nit ñoo xam ne dañuy liggéey ak Kéwoulo ci corps yeneen lañ nekk mais surtout ay nit ñoo xam ne ay procédures yi lañu moo xam ancien gendarme moo xam ancien policier mais ay nit ñoo xam ne tey ay collaborateurs externes yu Kéwoulo lañu dans tous les domaines dañu décider ñu ne dañ leen di jàppale ñu seet ki nga xam ne mooy Pape Modou Seck bu fekkee ne dee na daan ko wax bu fekkee ne évasion la daan leen ko wax boobu ak léegi nag ba ci démb moo ci mujj booru 16h bi nga xam ne Kéwoulo dépêché woon na pour dem fële ca Daaru Muxti fi nga xam ne baayam Pape Moussa Seck bëggoon na dajawaat encore ak ay journaliste Kéwoulo bokkoon na ci ñu waroon dem waaye ca diggante ba lañu xibaar boobu il fallait que ñu vérifier ko am ñu ne soxna si nga xam ne mooy soxnay Pape Seck Pape Moussa Pape Modou ñu di ko seet wax naa leen ni depuis ay fan kenn mënutu ko jotati téléphone dafa fay téléphone am kenn xamul fu mu nekk mu réer ni mëntëng fépp fi ko nit ñi xalaat ni xamee nañ ko fa buñ ko fa seetee kenn gisu ko ñu signalé ñu position am fenn na dépêché naa fa équipe ñu dem ñu seet waaye fi ñu demee seeti amaana lu mu fa fekk bokkul ak tettal yi ñuy wax parce que wax nañu endroit yu bari ba ci Diourbel mu ci mujjoon kër quartier Thierno Kandji wetu école 12 suñuy enquête suñuy recherche yëpp permettre ñu avancer ñu daal di gën a dellu si parce que am nañu ay indices yu clair ay indices yu leer yoo xam ne sénégalais yi yëpp certainement moom la ñuy xaar li nga xam ne directeur de l'administration pénitentiaire wax na ko démb mooy Bokandé dañuy gën a jege ci wax jooju ci wax ji nga xam ne Bokandé wax na ko dafa mel ni buñ ko ci dimbaliwut parce que ñëpp xam nañu ni Pape Modou dafa feebar ñii ne nañu insuffisance rénale mais wax naa tamit ak ñeneen ñoo xam ne xam nañ ko bu baax parce que man sama bopp am naa panel boo xam ne créé woon naa ko bu tudd Kéwoulo Pape Modou inscrire woon na ci panel boobu en faisant les investigations laay doog a xam loolu nit ku ma mës a waxal la ku waxal samay nit la ñun samay mbokk waa Kéwoulo panel de discussion la boo xam ne Pape Mamadou Seck mu ngi yoon ci biir donc nit koo xam ne
en quelques jours tracé nañu quelque sorte portrait mais li ma leen bëgg a wax tout de suite mooy du kayit du bandi du defkatu ñaawteef benn agent la buy liggéey inspecteur des impôts tege naa Diourbel Foire ba topp ci Dakar topp ci Pape Modou dans sa petite vie nekkoon na sax photographe donc kooku sori na lool ak bandi wala criminel wala kuy def yenn yi parce que bu ñuy wax évasion ñu ngi koy xalaatee ay grand bandi yoo xam ne dañuy xam ne daan yu rëy mooy am seen kaw wala ñu tëj ci ngir dund ñuy daw di def di évadé wu mais Pape Modou nekkul ci process boobu Pape Modou dañ ko jàpp parce que dafa demoon seeti kenn koo xam ne nañu soupçonné nañ ko dafa participer ci lu ñuy wax force spéciale naka noonu Pape Modou ci yoon boobu lañ ko jàpp Grand Médine jàpp ko yóbbu ko sûreté urbaine mais li ci wóor jàpp leen ni Pape Modou Seck mi ngi dund Pape Modou Seck deewut Pape Modou Seck hôpital pavillon spécial lañ ko doon yóbbu lañu wax ci diggante bi mu disparaître foofu nag la xel teeyee parce que ñun am nañu ay indices yu clair yu net yu précis ni ki mu ngi dund su may dem ba gën a yaatal mën naa ne il est en région dakaroise génnul ci Dakar foofu laa yemangum parce que personnellement refusé nañu am tout contact physique ak ñi nga xam ne mën nañu mëne ci moom wala lu ko jege parce que dañu nekk ci jamono joo xam ne dañuy seet ay gor yu seet wecc tuumaal leen yan circonstance la génnee la rëccee ba mu dem ñoom administration pénitentiaire ak policier ki gendarmerie seen problème la nañu xool nuñ ko réglé mais li ci nekk mooy képp koo xam ne Pape jege na la te ñoom ñu xam ne Pape Modou jege na la mën nañ la toppee pour recel de malfaiteur na ngeen moytu bu baax li ma leen wax na ngeen moytu jege ko Pape Modou dafa tawat dafa feebar dafa nekk ci volonté wu ki décision dellu dem jëbbal boppam yoon certainement bëri na ay information yoo xam ne gannaaw bi ko Kéwoulo jotee ne nañu dafa baax ñu jàkkaarloog sénégalais yi wax leen ni Pape Modou Seck yàlla rek a xam naka la génnee ñoom administration pénitentiaire seen loxo mais doomu Daaru Musti boobu mu ngi dund deewul mu ngi en région dakaroise Kéwoulo personnellement pour bañ ku ñu takkal ku ñu tuumaal ku ñu tudd ay affaire de association de malfaiteurs wala recel de malfaiteurs mënuñu ko jege mënuñu waxtaan ak moom directement mais ay indices yu clair yaa ngi noonu donc dans cette affaire des présumés terroristes yi nga xam ne état du Sénégal nee na force spéciale lañ bokk jàpp leen ni François Mancabou policiers yi jàpp nañ ko yóbbu ko fële ca sûreté urbaine dóor ko fa ba ca gannaaw sa jannaa sa yee la jëm luñ koy defar nee nañu autopsie nee nañu am nañu vidéo mais yeneen détail la dinaa ci waxaat donc François Mancabou moom dee na Pape Mamadou Seck mi nga xam ne moom moo nekkoon seen loxo far ñu ne nekkatul seen loxo ñu naan daw naa ki dee na Kéwoulo li mu leen mën a wax ci ay indices yu leer yu clair yu ñu ko teg tax nañ ñun pratiquement dossier boobu pare nañ ci dootuñu ci defati ay investigation parce que on a des éléments probants on a des indices clairs yu wane ni Pape Modou mu ngi dund deewut léegi nag naka la def ba mu génn naka la def ba mu nekk en liberté beneen question la soxnaam soosu tamit am nañu ay indices yu clairs yu wane ni mu ngi dund léegi nag est-ce que dañuy assister waat ak complot ci biir complot yàlla rek xam du ma avancer ci loolu parce que je ne suis pas man du ma théoricien complot gis rek taxaw di nan complot fekk amu ci ay éléments mais njàqare bi ci ki di Baye Moussa muy photographe bu waa Daaru Musti ñëpp xam mu di waa Daaru Musti te doomu Sénégal yëpp par ma voix dañ leen di informer ni am nañu ay indices yu clair yu précis yu net yu wane ni ki nga xam ne mooy Pape Modou
ba démb ba may tëdd man à 3 heures du matin mu ngi dund mu ngi en liberté et certainement mu ngi en région dakaroise ma bamtuwaat ko encore pour ñi nga xam ne dinañ interpréter samay kàddu indice yu clair yu net yu précis man Kéwoulo bañ naa seeti ko wala entrer directement en contact ak moom pour bañ waa kër ñàkk jàmm tuddee ma association de malfaiteurs wala boole ma ci ñu ñuy def takkal la recel de malfaiteurs parce que képp ku nu fekk bu fekkee ni dafa rëcc dëggantaan njaay mu daw képp ku nu fekk nga toog ak moom wala nga ànd ak moom wala mu wax ne bi mu génnee yow yaa ko fat nit ñooñu ñëpp mën nañ leen jéem a gasal kamb tuddee leen recel de malfaiteurs kon ngeen bàyyi xel bu baax ci loolu li mooy xibaar bi moo leen bëggoon a indil ci suba si di leen ñaanal jàmm parce que bii yoon live bi du gudd jërëjëf